ñu rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës accident ba am ca Barkédji ab camion ak ab particulier ñoom ñoo fenqaloo ba tax na rek kon ñeenti nit daal di ciy ñàkk seen bakkan ñaar am ci gaañu gaañu ñoom nag jamono ji yóbbu nañ leen ci hôpital Magatte Lô ca Linguère. Guy Marius Sagna jiite FRAPP moom nag jàppati nañ ko tey jii mi ngi doon amal doxu ñaxtu jëm ca préfecture ak gouvernance bu Ndakaaru moom ak kuréel gi naan multilutte doy na ngir rek sàkku ñu daal di recruter ay ndawante tamit ñi ami jafe-jafe ci seen barabu liggéeyukaay ñu joyanti injustice bi ni dund tey jii suba la woon ca Ndakaaru jamono ji nag njaayum gerte bi tàmbali na wante nag fa li nga xamante ni moom mooy ca Kaolack daanaka ban tàmbalee mbir yaak léegi ñaari camion rek ñoo yab gerte dem jaay ko waa Sonacos ba tax na kon syndicat bi ëmb corps gras yi am lu leen métti nee nañ buñ ci waxut la amoon daaw moom mooy am ndax ñu bëri dañuy du mooyu barab yi dem ci yeneen i marché rek di fa jaay mbir yi ci tooba jamono jooju mbas mi ngi yokk fii ci Sénégal tey jii juróom-benn fukk ak juróom-benn doomu aadama am nañ jàngoro ji ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñeent di ay cas contact fanweeri ak juróom-ñaar di cas communautaire kër jëriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram di wéy rek di sàkku ci nit ñi ñu jëfe yi naan geste barrière yi mbokki su ngeen taaxee lu ñu yaatal xibaar yi. jërë ngeen jëf ni leen ko waxee nag aw tiis am tey ci suba ca Barkédji ab camion ak ab particulier ñoom ñoo daje ba tax na rek kon ñeenti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ñaari góor ak ñaari soxna ñaari doomu aadama it am nañ ci gaañu jamono ji yóbbu nañ leen ca hôpital Magatte Lô ca Linguère buñ sukkandikoo ci brigade nationale bu sapeur pompier bi jox xibaar bi suñu naataangoo ba ñu teewal ca département Linguère di Mamadou Moustapha Ndiaye daañu ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo. Guy Marius Sagna ak ñu mu àndal tey ji nag dañ doon amal doxu ñaxtu wéetali gouvernance bu Ndakaaru ak préfecture ba ñoom waa front multilutte doy na liñ bëggoon rek mooy ñu daal di jooyanti injustice bi ñenn ñi nga xamante ñu ngi koy dund fii Sénégal rawatina nekk seen barabu liggéeyukaay ñàkk seen liggéey am na ci ñoo xam sax Senelec la doon liggéeyee ba tax na kon moom activiste bi ñu daal di koy jàpp yóbbu ko commissariat. am na ci ñoo xamante tamit alkaati yi kon ñoom ñoo leen tasaare daañu ci ñëwaat it ca nam gën a yaatoo ñu wax ci li nga xamante ni kon moom mooy mbiram Sonacos jamono ji nag daanaka ay jafe-jafe am na moonte day tàmbali na njaayum gerte mi ba tax na kon kilo bi ñu koy jëndee juróom fukk tax na nag ñu bëri daal di du mooyu barab bi buñ sukkandikoo ci syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekkoon ci wàllu corps gras yi ñoom nag liñ bëgg rek mooy kon joyanti daal ci am sinon dana mel comme daaw maanaam nit ñi kon du mooy Sonacos dem jaay feneen rawatina chinois yi ñu déglu ci Babacar Aw mi nga xamante ni mooy seen kàddu ci micro suñ correspondant ca Kaolack Ibrahima Diamé. parce que gerte gépp ngi dem gerte gu baax bëkk ngi dem les étrangers ay des graines saines la ñuy jënd bàyyi fii li ñuy ooyee chips bi pëpp bi te loolu mën a nekk semence donc ñu ngi wax encore une fois de plus à l'État de mettre des garde-fous de mettre des soupapes de sécurité pour li ñu am ci matière première mu des ci réew mi étranger yi dañ war a plier bagage dem seen yoon waxuñu 30 francs waxuñu 250 waxuñu leneen dañ war a jël seen bagage dem à cause du contexte actuel j'ai dit wax naa leen ko léegi c'est toute l'économie bu fi jógee torox nañu ba faw mais wax nañ leen ko léegi mënoo jënd kilo gerte 300 francs benn kilo 300 francs pour 1 litre d'huile il faut 3 kilos d'arachide nga boole ci nag les facteurs de production maanaam liy dem ci gerte gi ak ñi koy liggéey ba mu nekk diwlin nekk un produit fini ce produit fini là mënoo ko jaay à 1200 1500 nga ko mën a jaay est-ce que paysans yi nañ jënd 1500 diwlin ji. ñu dem ca Mbour wax liggéeykat yu nekk ca Tayfor di entreprise buy yëngatu ci wàllu defar karo nekk ca Sindia foofu nag daanaka anam yéen liggéey métti na trop daanaka ak njaam lañ ko jàppee ba tax na kon ñu takkoon ay brassard rouge doon ko ñaxtu liñ ca nemmeeku sax mooy ñaar fukk ca ñoom jëloon nañ gaal gi doon dem bitim réew ci mbëkk mi Barça wala Barsàq ba tax na kon ñu ñàkk ci seen bakkan lu toll nag ci juróom-ñetti téeméeri doomu aadama ñu ngay liggéeyee ca boobee bërëb seen tawat wax nañ ko démb ñu ànd ci ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye.
ay liggéeykat yu bari yu doon liggéeyee usine buy defar karo di Twyford bu nekk ci Sindia ñàkk nañu seeni bakkan ci géej gi bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci seeni moroom ñuy xamle ni ñooñu lu leen puus du lenn lu dul jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon jànkonteel ci seeni liggéey ci usine boobu li ni mel a tax ñu jàpp Barsaq wala Barça moo ko gën foofu. mënoon nañ lim ay tur mais puisque ci presse nekk xam nga dafay xaw a doy waar am na ci ñoo xam si egg nan ba wooñu am na ci suñu xarit yoo xam si ñu ngi leen di ñaanal peut-être xamuñu sax ci lan nekk di leen wax rek ni leen parfois da ngeen di gis Sénégal ñu naan jeunes yi amuñu liggéey moo tax ñuy dugg ci gaal gi mais dama yaakaar ne ku amul liggéey doo mënoo fay 300000 kon donc danoo juum fii Sénégal ñi am liggéey ñooy dugg ci gaal gi loolu lépp ñàkk espoir la ñàkk espoir nag d'ailleurs moom moo ñu dal fii. liggéeykat yu nekkee ci usine boobu nag di xamle ni dañ leen di liggéeyloo ni ay jaam ci entreprise boobu ñuy ñaawlu sax lu tax ba léegi dégguñu nguur gi di ci wax. le problème mooy biñ leen joxee suñuy terrain ba pare jox leen suñuy suuf après état bi dafa am lu ñu def maanaam dañoo jël seeni doom jaay leen ko en même temps maanaam ñun dañoo tayle bi mooy lan c'est-à-dire boo xoolee dañuy liggéey ci conditions yu metti tey ñu ngi liggéey 12 heures de temps sans pause mais 12 heures de temps par jour ci entreprise boo xam ne si kenn mënu la wax sans pause mais boo dee lekk sax da ngay toog fi ngay toog di lekk amul pause 12 heures de temps yi loolu kenn mësu ko gis. gannaaw ga def nañu suñu kemtalaayu kàttan ngir mën a jox kàddu direction Twyford waaye antuwul ci fàttali nag coowal usine boobu bi mu tàmbalee ba tey ji ñii di waa direction bi yéey ñu ci yàbbi RFM Mbour Abdourahmane Diallo. wàllu yoon dëkk bii di Matam am na procureur de la république bu bees moom magistrat bi nag am na yéene rek ñi nga xamante ni kon dañ leen yóbbu ci kaso yi ñu yàgg fa te àtteewuñ leen mu daal di koy joyante ci procédure yi nga xamante ni rek bëgg nañ mu gaaw rawatina tamit ñiy faat bakkan te yàgg fa chambre criminelle yi su ko defee kon àtte yi ñu koy amal ca nam waree nit ñi bañ a yàgg ci kaso yi di ko feesal ñu ànd ci ak Ali Bandel Niang. gannaaw biñ ko indee ci diwaanu Matam muy génn bu njëkk bu ñeel procureur jiite tribunal régional bu Matam moom mi nga xamante ni nag dafa ñëw indaale ay xibaar yi nga xam ni bànneex la ñeel monde carcéral bi ndaxte kat xamle na ni détention yu yàgg yooyee ñu doon joytu jeex na fii ci diwaanu Matam ndaxte xamal nañu ne altine bu jiitu ci weer wu ne chambre criminelle bi dina siéger. Je pense que ci man la commencé mais depuis la loi 2016 30 du 8 novembre 2016 déjà prévoiroon nañ ko li ñu prévoiroon dans le sillage wàññi maanaam li ñuy wax les longues détentions moom mooy désormais mais maintenant léegi li ñu décidé moom mooy chambre criminelle day nekk maanaam loo xam ne si day mel ne liggéeyu tribunal bu normal la maanaam chaque weer ni flagrant délit di amee tous les jeudis maintenant weer bu nekk ci lundi bi njëkk ci weer bi da ngay gis mu am chambre criminelle donc dootuñu xaar pour dajale ay dossiers yooyu même bu ñu amee benn dossier da ngeen gis dinañ ko tenir. ci fànn woowee sax lañ ko laaj itam lu ñeel wàllum càccum jur gi nga xamante ni lottal na lool càmmkat yi fare ci doonu Matam procureur Matam bu bees bi kat mu ngi ci defi xayma nde dossiers yi dañoo wàññeeku lool. càccum jur moom saa su ne maanaam dinañ ci am mais li ma mën a seetlu buñ ko wax moom mooy bi ma ñëwee ba léegi gaa dina am ay sàccum jur mais nekkul sàcc yoo xam ne fi mu toll nii c'est de grande envergure. comme yi fi doon gis mais du ñàkk parfois da nga gis un kidam bu ñëw fekk ñetti xaru jàmbur jël ko. jafe-jafe ci wàllum nekkin ak bâtiment bu màgget bi nga xam ne dañ koo soppi tribunal de grande instance te mu màggetoon lool njiitalu parquet bu diwaanu Matam kat xamle na ni jéego yi nga xamante ni ministère def na ko tax na ba ñu soppi xar kanamu tribunal bi. donc en cela je pense que cadre bi ñu koy rendre baax na trop conditions yi ñu koy rendre loolu aussi lu am solo la. bon ci loolu aussi wax fa dëgg yàlla le ministre mi ngi ciy def ay góorgóorlu de toute façon li ma seetlu daal mooy heure bu ñu ko sollicité dina def promptitude pour jéem a wut ay solution pour régler problème yooyu ñi ngi ñaan nag mu yokk bu baax pour le bien donc de toute la magistrature sénégalaise. ci fàttali nag ci benn ci ay tukki mu doon amal fii garde des sceaux di jëwriñ gi yore wàllu àtte xamle woon ne dina def kéemtalaay kàttanam ngir soppi xar kanamu tribunal bu Matam fexe itam ba gën a kàttanal àttekat yeeg askan wa fay faral di daje. jërëjëf Ali garde des sceaux boobu nga wax maanaam ministre de la justice tey xëy na ci assemblée nationale ñu ko fay natteel budget ba ëpp na ñeent fukk ak juróom-ñett ci milliards député yi nag daanaka laaj nañ koy laaj yu bëri rawatina nag li toll ci wàllu jamono bokk na ci kon détention yi ngeen wax ñu bëri ñu leen di yóbbu ci kaso yi ñu fa yàgg te kenn du leen àtte député PDS yi moom daal dinañ fay sul rek mbiram CREI yi rawatina Toussaint Manga ak kii di Woré Sarr moom mbiram Karim Wade bëgg nañ ñu gën koo leeral wante tamit sàcc geek viol bi bëgg na nit criminalisation bi justice gën cee
taral mbir yi su ko defee kon saay-saay si ñu mën leen a teg loxo dañuy dem ci assemblée nationale fekk fa suñu ndaw Habib ñu ngi lay nuyu Habib Faye dina na dellusiwaat kon ci assemblée nationale boobu ci votu budget ministère de la justice maître Malick Sall kon xëyoon fa ci wàll woowu député yi nag ñëwoon rek ci li nga xamante ni kon moom mooy tolluwaay comme ni ñu ko waxee gën koo yaatal ci sunu yeneenu xibaar dañuy des ca banlieue ba dem fa foofu nag ndaw ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon ca mbedd ya di fa taxawaalu tax na rek inspection d'académie bi def na ci kémtulaay kàttanam ba junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ñu daal di leen di jël lekk yóbbu leen ci daara yi su ko defee ñu def dara seen bopp kon ak jaayil daal di leen di dummóoyu loolu nag tax na kon collectivité locale ya fa nekk it dugal si seen loxo bu sukkandikoo ci inspection d'académie bi Habib Faye moo di Diop. diwaanu banlieue bu Dakar inspection d'académie bu Pikine Guédiawaye la mu jot a jël ci ay ndaw toll na ci junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom ci ay xale yoo xam ne ca mbedd bi la leen jëlee dugalaat leen ci barabu jàngukaay yi lii di ab pexe goo xamante nit dafa gën a bëgg ñoom ñu delluwaat ci seen njàng ñu ngi toll ci juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñaar inspection bi gannaaw ba nga xamante nit am na ak étude ga mu def ca atum 2015 buy wane ne 1 million ak xaaj ci ay ndaw ñooñu ñëpp dakkal nañ ci seen jàng loolee waral na mu jël mbir mi ca loxo. ku ci nekk bu ñu la jëlee dañ lay tester xool sa niveau su ko defee ñu déployer benn programme boo xam ne dafay permettre nga rattraper retard bi nga amoon yëpp parce que programme bi juróom-ñeenti weer lay durer. nga toll ci ñaar téeméer bu ñu ci boolee nag ñi nga xam ne ñoom la ñu jël maanaam ñeent fukk ak ñaar téeméer ak ñeent fukk yi dina bëgg a jege ñeenti téeméer. inspection d'académie bi ne mi ngi ci ñetteel kortom ndaw ñi ci seen boppam it daañu dem ci salle classe yi dem jàng ji gannaaw boo ko UNICEF équipé ngir ñu gën a mën a wéyal seen i njàng. bi en tout cas quartier yu bëri yu ñu xam ñun ñëpp xale yooyu moom lañ leen réinsérer dugal leen donc dans le système formel mais teewul ñi ngi leen di topp parce que ay xale la yoo xamante ni comme ni ma ko waxee ay famille situation bu vulnérabilité bu doy waar la bu ñu leen suivrul à tout moment mën nañ bàyyiwaat. ci jamono yoo xamante ni coronavirus mi ngi lëmbee ci dëkk bi. lu toll ci ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay xale ñooñu ñëpp jël nañ leen dugal leen ca classe ñu jàngaat. ñi ñu réinséré juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom buñ ci boolee juróom-benni téeméer yi nga xam ne moom la ñu ñoom ñooy démarrer le 3 na toll ci junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom ñi nga xam ne ñi ngi bindu nañ mais amaguñ fu ñu leen ci dugal boo leen ci yokkee lim bi dina gën a takk. lu ëpp ci ndaw ñooñi ñëpp moom Gana Sène ne ñu ngi leen jëlee ca décharge bu Mbeubeuss nekk ci diwaanu Kër Massar jamono ji sax waajur yi ña nga xamante ni seeni doom jàngatuñu la ñuy sàkku bëri na te ñoom attanuñu ko waral na itam muy woo bokk moomeel ya nga xam ne lëkkaloo na ak ñoom ñu toll ci fukk ak ñaar ñu gën a mën a jël en charge ña nga xamante ni ñoo dig ndaw ñi. jërëjëf Habib wàllu mbas moomu ci la ni des kër jëriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram def nañ situation bisu tey bi daanaka li ñu def ci test tey toll na ci junni ak juróom fukk ak ñett ci ñoom nag juróom-benn fukk yi ak juróom-benn daal di positif yor jàngoro ji ñaar fukk yi ak juróom-ñeent di ay cas contact cas importé amu ci wante cas communautaire yi toll nañ ci fanweer ak juróom-ñaar jamono tey jii sax fanweer yi nit daal dina ni wér ba dellu seen kër ñi nekk nag ci. situation bi garaaw nekk ci réanimation du sauvetage juróom-benn lan jamono ji kon Sénégal lim am ci cas toll na ci fukk ak juróom-benn junni ak fukk ak juróom-ñett ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci wér kon fukk ak juróomi junni la ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar tax na kon ñi ci ñàkk seen bakkan di fanweer di ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent jamono ji ñi nekk ci barabu fajukaay yi seen ab lim ci téeméer la ak juróom-ñett fukk ak benn point bi kon ngeen dégg ko ak docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention nekk ca ministère de la santé wàllu politique APR di Alliance pour la République démb lañ doon amal seen anniversaire fukk ak ñaareelu at bi ñu ngi ko doon amal nag ci seen permanence fii ci Mermoz ba tax na kon ki nga xamante ne mooy directeur des structures du Mbaye Ndiaye daal dellusiwaat rek ci tolluwaay parti bi rawatina ubbeeku gin ubbeeku yaatal kii boole ci ñoom Idrissa Seck ak Omar Sarr ak ñeneen ngi rek su ko defee jàpp na ni kon majorité présidentielle bi gën a yaatu ñu ànd ceeg Pape Fara ñi nga ak Younous Diatta. fukki at ak ñaar gannaaw gi ñu toog nag ngir mun a nag def ab bilan occasion la tamit ñu mun a jàppale njiitu réew mi ci li nga xam ne mu ngi koy woote nit ñi daal di ñëw ànd ak moom ngir ñu redresser économie sénégalaise bi nga xam ne Covid 19 bi moo ko nasaxal. sant yàlla te wax population bi ne président Macky Sall nitu jàmm la te xam na ne yàlla mooy joxe nguur jox na ko mu ngi liggéey
wante di oote nit ñi waxtaan ci seen biir pour ñu déggoo ci la développement mën a amee déggoo ci la moytu ay te li wër Sénégal yëpp ay la wante loolu li président Macky Sall di oote ci waxtaan pour ñu trouver les meilleures solutions dans la paix yaakaar naa ne tey ñi koy tontu ñëw di ko oyusi te nekkoon ay adversaire démb ñooñu jàpp nañ ne kenn gënu leen rek ay patriote ci Sénégal mën naa ci citer comme ni nga ko waxee le président Idrissa Seck adduna amul solo ñi fi nekkoon démb ak barki dem ñu bari dem nañu. kontaan bu baax a baax ndax Idrissa Seck mooy taw président Abdoulaye Wade bu ñëwee fekk si rakam président Macky Sall pour gunge ko ci li nga xam ne président Macky Sall teg na ko muy plan Sénégal émergent waaye nag Idrissa Seck loolu daf ko donn ci Abdoulaye Wade. ñi bokk ci parti APR nag ñoom ñuy xamal ndaw ñi ban importance la ñu am ci li nga xam ne moo nekk Sénégal ngir mu développé. ñu liggéeyal Sénégal te yàlla rek tax nañ ko liggéeyal kenn bañ a gis sa bopp wante nga gis njëriñu réew mi président Macky Sall bëgg na jeunesse bi xale yi ñu xam ne am réew gëm sa bopp moo koy tabax am réew gëm sa bopp moo koy tabax réew mi ñu ngi koy tabax ku xool démb xool tey infrastructure yi tali yi lépp loo xool rek tey jii xam nga ne président Macky Sall am na jéego yu mu ci def yoo xam ne bu doon ca njëlbeen ba léegi ñu ngi koy def nii kon Sénégal sori na lool. Macky Sall ñun yaakaar nañ ñu bi mu faloo ba léegi handicapé yi rek la falul parce que lim ñu defal benn président ci yi fi jaar yëpp mosuñ ko defal handicapé yi loolu mën nañ cee lim la carte d'égalité des chances. ñàkk a teew ñenn ci cadre APR loolu nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi yéen nañ ci yàbbi. bu ñu jaawale parti bi ak poste administratif gis nga ñun ñëpp ñun soo dee responsable man Mimi Touré ci parti bi la ma fekk ñeneen ñi ngay wax ci parti bi la ma fekk ku fi ñëw ci parti bi c'est le président de la république mooy ku mu neex jox la ndomb tànk bàyyi ñuy jël ñi bu la jëlee jox la ndomb tànk pendant 12 ans. bu la wàccee da ngaa war a gores. ngir feete nag ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne nag moom la APR daal di am quelques ministres quelques directeurs ñoom ñoo teewoon ca cérémonie bi ñëpp ci membre fondateur yi kenn teew fa. jërëjëf Pape Fara ñu des ba léegi ak waa APR yi ñoom ca Kaolack ñoom ñi nga xamante ne ay catholique lan nekk ay soxna danoo demoon ca cathédrale ba nee na di fa ñaanal lekk seen njiitu parti boobu Macky Sall ak tamit seeni kilifa wax nañ tamit ci mbëkk mi Ibrahima Diamé. ay ñaan ci biir église cathédrale Saint-Théophile bu Kaolack ngir gunge anniversaire alliance pour la république jigéenu chrétienne ci commune bu Kaolack ci ginnaaw Mariama Sarr di ñaanal kon kii di président de la république Macky Sall. te ñu ngi ñaan saa yu nga xamante ne difficulté am na ci dëkk bi yàlla may ñu ba nga xamante ni dañu mën a jógaat avec dignité pour mën a continuer donc moo taxoon ñëw tey ñaanal suñu président de la république ñaanal suñu gouvernement ñaanal donc suñu ministre Mariama Sarr vraiment yàlla taxawu leen yàlla donc tette leen ba nga xam ne lépp lu ñu namm ci dëkk bi ñu mun ko def. ñaan yi la kon am ci contexte bu nga xamante ni mbas mi mu ngi lëmbee àdduna émigration clandestine bi itam jolliwaat kon ak ay ndaw yu ci ñàkk seen bakkan ci biir géej jigéen ji le di koy naqarlu bu baax a baax di wax ak kon ndaw yooyu le ak seeni waajur yi nga xamante ni jàpp nañ ne yenn saay ñoom ñoo leen ci poussé. donc maa ngi lancé appel maman yi ñu waxtaan ak seen doom diisoog ñoom ba nga xamante ni kenn du ci am fit wala xel ne damay dem tukki pour dem donc jël gaal yi wala lool. waaw maman yu bëri daal complice lañ moom parce que dañuy togg seen natt seen tontine yi ñenn ñi dañuy dem di leb ñooñu ñëpp di encourage seen doom yi parce que doomu diw tekki na man sama doom dafa war a tekki. donc loolu waroo xool ne doomu diw am na lii rek man sama doom dafa war a am lii yàlla mooy maye ku ne yàlla di nga la may lii kenn mënu ci dara donc nañu gëm yàlla donc ànd ak dal ànd ak tey lépp teg ko ci loxo yàlla moo tax messe bi tey donc ñaan nañ ko messe protection divine messe boo xamante ni messe d'action de grâce. ci biir messe bi de jigéenu chrétien bi de nag fàttewuñu benn yoon kii di madame le maire Mariama Sarr ndax nee nañ gis nañ lu mu leen defal depuis buñ ko falee ci atum 2014 ci boppu mairie bu Kaolack mosu leen fàtte benn yoon ci ndimbal yi nga xamante ne da koy faral di jox néew di doole yi. wàllu diine ñu wax ci Daaka Medina Gounass ñu ngi koy waajal bu baax ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février lay am jàpp juróom-ñetti fan ci weeru février mars incha allah ci atum 2021 ba tax na kon ñu ngi koy waajal bu baax am na sax benn ndaje boo xamante ni kilifa administratif yi foofa ca région bu Kolda ñu ngi ko doon amal ngir waajal ko ñu ànd ci ak Abdoulaye Diallo.
Quelques mois de l'organisation du Dakar de Médina Gounass, les difficultés d'accès à l'eau hantent déjà le sommet des habitants de la cité religieuse. Après un CDD tenu à Vélingara, une réunion du comité régional de développement s'est penchée sur les préparatifs du prochain Dakar, prévu du 27 février au 8 mars 2021. ci juróomi waxtu bi ñu waxtaanee fii mun naa. ay weer ñoo ñu dese fileeg Dakaw Médina Gounass bi ñu fas yéene amal li ko dalee ñaar fukk ak juróom-ñaari fan ci weeru février ba ci juróom-ñetteelu fan bu weeru mars waaye wàllu jot ci ndox mu sell mu ngi tëra neloo askan bi yeewoo ca Médina Gounass ginnaaw réunion CDD bi ñu amal ca Vélingara waa comité régional de développement maanaam waa CRD ñoom it amal nañu beneen ndaje ngir waajal bile xew-xew diine. ci juróomi waxtu bi ñu waxtaanee fii. mun naa wax ne ñaari waxtu ak genn wàll yëpp ci ndox lañ doon wax ndax problème Médina Gounass première mooy ndox deuxième problème Médina Gounass mooy ndox troisième bi mooy ndox wax nañ nag li jëm ci def réhabilitation ak tam extension réseau bu Médina Gounass ndax Médina Gounass ci 18 quartiers yi ndax fukki quartier rek ñoo xam ne ndox bi yegg na ci ñoom 8 yi jotaguñu dara même 8 yu am ba pare. am na ci yenn quartier yoo xam ne ndox bi yëggul ci seen ci kër yi ci mbedd yi ci seen koñ yi donc te aussi réseau bi mat na fanweer ak juróom benn at donc réseau bi baaxatul. ki jiite woon bile ndaje mooy gouverneur diwaanu Kolda waaye mun nañu jàpp ne fi mu ne nii daanaka waaye nguur gi ñëpp taxaw temm ngir bokk ci waajtaay Dakaw Médina Gounass. waaw CRD dañ ko organiser woon parce que ñoo ngi dëgmal daak Médina Gounass ñu prévoir ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février jàpp juróom-ñetti fan ci weeru mars 2021 donc loolu dafa laaj benn préparation bu xaw a particulière donc ci administration wax nañ ñu ko li nga xamante ni au niveau régional mën nañ ko ci indi wax nañ leen ko li nga xamante ni dépassé nañu maanaam ci wàllu moyen tamit dinañ ko jébbal ministre de l'intérieur ci réunion nationale bi nga xamante ni da koy organiser. bile Dakar mun na am mu tombe ci jamonoy mbas looloo tax déjà ñu ngi waajal ay matuwaay yu wër ngir askanu jullit yi teewee ci Dakar bi mën a fagaru ci jàngoroy coronavirus. wàllu tàggat yaram club bi di jaraaf bu ndakaaru nekk ci tiis ñoom nag dañoo ñàkk seen footballkat ba woon xarañoon di Mohamed Jean Mendy tey jii la génn àdduna buñ sukkandikoo kon ci ay jegeñaaleem moom nag ku nu ràññee la woon ca quartier bi di Fass Delorme ndax rek taxawaay bu am solo bi mu fa taxawee ñaan ko yàlla mu yërëm ko xare ko àjjana li gën a fees ci xibaar yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf koy dund di xeeñ boo dee du mata wax parti Macky Sall bi di APR am na fukkeet ak ñaar démb la ñu ko doon màggal la Sénégal nañu waaye xewoon na la ko yàlla nëbbu géyta soof la defoon ubbil yéenekaay bi ca siège APR fa la ñu daje woon ngir doon feetu 12e anniversaire bu parti bi waaye Macky Sall borom parti bi moo leen njëkk a soofantal ndax jaaru fa ak tànk te du moom rekk ne ñi ñu dàqee ci gouvernement bi bu yàggul te ñu bokk ci parti bi di fay cadre amul kenn ci ñoom ku fa xand du Amadou Ba du Aly Ngouille Ndiaye te du Aminata Touré am na it ñu ànd ak président Macky Sall nekk ci wetam ba léegi te xewu démb wa mu di anniversaire parti bi kenn gisu leen fa ku ci mel ne médiateur de la République Alioune Badara Cissé wala Mahmoud Saleh ba ci Seydou Gueye amul kenn ci ñoom ku fa ab tànkam dëgge Walf Quotidien nañu boo bëggee dégg-dëgg lii dëgg tey dëgg moo di yëf yi xeeñul woon neex cadre yu bari ci parti bi dañoo snobé Macky Sall Mbaye Ndiaye daal moo fa newoon di yaata yumbe di wax ak a leeral ba yegg sax ci kaaw ñi ñu gis bees ca wetu Macky Sall journalisé ko nañu Mbaye Ndiaye kay da doon dooj ji démb Macky Sall ak di ko xalamal nee na ñi Macky Sall Père Ndiaye peeg leen ba ñu fekki ko loolee dafay wane ne Macky Sall moo fi nekk muy ëllëgu Sénégal mooy yaakaari réew mi waxi Mbaye Ndiaye ji woon démb Sud Quotidien jànge ca ne Macky Sall dellu na féddale loxo bi mu tàllale ak woo gi muy woo nit ñi ngir ñu ñëw ànd ak moom naatal Sénégal fii ak 2035 journal bi boole ko kadduy Mbaye Ndiaye yu koy firndeel journal L'Observateur xëy ñu baaxee li waral ba démb bi ñuy màggal 12e anniversaire bu APR ñu bari ci kàngami parti bi ne fa wëng xew wa kenn demu ca L'Obs dolli ñu ci ne parti bii di APR su dee mi ngi màggit màggul ci ay at mbaa ci ak daal ne bari na ñu nekk ci parti bi ñoo xam ne li ñu jàpp moo di APR ay xarit ak i copain ñoo ko akimoo ginnaawal militant yi fal allié yi fullal leen ba tax ñu fuuy ña ca des fuuyu nee na ñu it li taxaw ñu àndoon ak Macky Sall taxawal APR di ko jàppale loolee lépp Macky Sall trahir na ko Macky war na leen bu yàgg moom mi ñu ne moo leen wor xëy na war xët mu njëkk Soleil national ay kaddu yu mu yëkkati jagleel ko militant yu APR yi moom la journal bi teg ci xëtamu njëkk nee na leen suñu parti di APR dafa war a defarwaat xoolaat toogaayam ci gàttal APR bu doon nit a ñu ne dafa soxla toilette borom toilette bu jekk bi di Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni mi ngi ci xët mu njëkk Source A coowal centre de redressement yi ñu koy tudd ci réew mi la ñu journal bi xamal ne am na lu ca yees li ca yees moo di démb waa diiwaan amal
amal nañu ab réunion ci njiital Serigne Ousmane Mbacké yéenekaay bi nañu moom Serigne Modou Kara am nay taalibeem yoo xam ne ba ñu demee démb gendarmerie doon seeti seen mbokki taalibe yi ñu fa tëye ba ñu demee ba yegg gendarmerie dañoo constitué wu ay prisonniers ngir jàppale seen naataango yi naataangob Source A di l'Observateur moom it ci centre de redressement yi ci la xëy xamal ñu ne ñeent fukki nit ak ñett yi gendarmerie jàppoon fanweer ak juróom-ñaar tey ji ci la ñu leen war a defeere ngir ñu dem janoo ji ak procureur bi leneen lu ci am te jara leeral l'Observateur nee nañu moo di ñoo ngi wax fukki doomi aadama ak juróom-ñaar yu faatu ci centre de redressement yi mu di lool yéenekaay bi nee nañu yoon ma nga ca war koo leeral yoon di justice ca Mbuur li mu doon àtte démb Libération nee nañu mbirum Mamadou Lamine Faye ci la bokk Mamadou Lamine Faye mooy waa ji jëloon doomam Duudu tolloon ci fukket ak ñeent dugaloon ko ci gaal yi ngir mu dem Espagne ba ñu leen di àtte démb ci tribunalu Mbuur ñett la ñu woon mu di moom Lamine Faye Keita Lo ak Serigne Dieng ñoom ñett ñëpp ñoo bokk lu ñu leen di toppe mu di jël ay gone yu tuut maanaam ay mineur dugal leen ciy gaal ngir ñu mbëkk dem Espagne bàyyi Duudu Faye di Lamine Faye Libération nee nañu wax na démb ci tribunal ba ne li mu def mi ngi koy réccu ba fa kanamu yàlla bëggoon doom ji tekki moo tax mu dugaloon ko ciy gaal ngir mu dem Espagne waaye Duudu bokk na ci li mu gën a bëgg ci àdduna. mbokk yi dafa mel ni kon foofu la ni yem ak yéen ci xibaar yi jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu bàyyi leen ak Mamadou Ndiaye ak soxna Mary Bey ci li ci internet bi Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Chérif di nuyu téléspectateurs yi internet bi wax nga ko boo jeexalee rek ñu ñëw tàmbali man ak Mary daal di yaatal ak internet yeeg téléspectateurs yi li xew ci biir internet bi. jërëjëf kon bu xibaar yi bureau lay doon mbokk yi ñu ngi leen ñaanal yendu jàmm.